jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéenay faram fàcce ko taxawaay ñaxtu gi mouvement France Dégage bëggoon amal suba tey jile ca buntu ministère bi ñu dénk wàllu njaay ma njënd mi ngir ñaawlu taxawaay waa Auchan ñu jàppandoo li mujjut am li ko waral moo di ab dogal moo bàyyee ko ci kilifa yi daal leen koy aaye Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal ne loolu du tax ñu deltu ginnaaw benn yoon ci yoon wi di jël du yàgg dara daañu woote ab rassemblement bu mag ci autoroute à péage bi ngir wane seen ñàkk ànd jëmale ko ci accident yu bari yi nga xam moom la ñu nemmeeku ci autoroute à péage bi la ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal coowal suuf juddooti ca commune Sangalkam leen ci ndaw yi dëkk ci Njaxrat ñooy jóg di sàkku ci seen maire Oumar Gueye mu jox leen seen terrain yi leen maire bi digoon toll nañ ci ñaari téeméeri parcelle 2009 lañ leen ko dagaloon boobu ba léegi ñu ngi daw ci seen ginnaaw ngir ñu jox leen seen i këyit waaye dara ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal ba tey ci wàllu xibaar bu amee ñu jóg taxaw fa seen saafara seen bopp jafe-jafe ñu dëkk di jànkonteel ñoom ñooy di waay jof de ay nabe ab kuréel la ëmb sàmm si nekk ci biir réew mi ci ab ndaje mu yaatu mu doon amal ca Lobbudu daane maayo Mamadou Boubou Sow ak ñi mu àndal nee nañu fileeg benn at seen nisër mooy dajale lu ci toll ak juróom fukki milliards ci francs CFA ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Omar Kayre bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi tàmbale kook wàllu pàcc mi ànd gësam ab syndicat goo xam dafa dajale lenn ci ay kuréelu syndicat yi nekkee fii ci biir réew mi te yëngatu kon ci wàllu santé ñoom daal tey jii dañoo xëy créé waat lu ci tolloog ñetti fan yoo xam ne daanaka duñu ko liggéey ñoom la ñuy sàkku ci nguur gi mooy mu jéem a sàmmonteeg accord muy dëppoo yi doxoon ci seen diggante defuñu ko nag seen grève bi dañuy xal di ko labali kon gannaaw ba nga xam ne ni créé woon nañ fi lu ci tolloog ñetti fan tey jii nag créé waat nañ yeneen ñetti fan yoo xam ne dañoo fas yéene banque seen yoo xam lànk ni kon duñu ko liggéey lu jëm sax ci xibaar bi incha allah rabbi daañ ci dellu siwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. wax naa ko sànq ci bopp xibaar taxawaayu ñaxtu gi waa mouvement France Dégage bëggoon amal suba tey jile ca buntu makkaandu jëwriñu ñu dénk wàllu kay njaay mi ngir ñaawlu taxawaay waa Auchan loolu daal leen jàpp ne mu jot am li ko waral nag moo di ab dogal moo bàyyee ko ci kilifa daal leen koy aaye Guy Marius Sagna ak na mu àndal ne loolu du leen tax a daltu gannaaw ci yoon wi nga xam ni jël nañ ko du yàgg dara daañu woote ab rassemblement maanaam ab ndaje mu mag fële nga xam ne nii moom moo di ci autoroute à péage bi ngir woon waa Sénac woon njiitu réew Macky Sall que accident yi moom doy na Guy Marius Sagna ñu teewlu ko. di naxarlu ba fu méttit lu mën a yem li nga xam ne gouvernement Macky Sall def nañu ko démb muy tere taxawaayu ñaxtu bu ñu waroon am tey ci buntu ministère du commerce taxawaayu ñaxtu boobu li ko waraloon mooy benn laaj ministre du commerce ndax am na benn gëstu bu ñu def laata Auchan mi nga xam ne bëgg na fi taxawal téeméer ak juróom-benn fukk magasin ci réew mi ndax am na gëstu bu wane lan la nar a jur ci faagaagal ci boutique yi marché yi table yi nekk ci koñ yeeg ak ñoom seen beneen bi mooy signé na APE depuis 2014 2015 ministre du commerce moo ñu waxoon ne APE yi dinañ ko yóbbu assemblée nationale 12e législature bi romb na 13e baa ngi fi député yi ba léegi kenn waxu leen mbiru APE ñu jàpp nag ne benn nit donte mooy président de la république mënul tënk 15 millions de sénégalais dugal leen ci loo xam ne daf leen nar a faagaagal seen yëngu-yëngu ak ñoom seen léegi nag ñoom tere nañ manifestation bi ñu ngi waajal manifestation bu gën a rëy boo xam ne dinañ ko amal buntu ministère du commerce ndaxte kat ñun ci réew mi la ñu bokk te gouvernement bi dafa war a taseeg ñun waaye nag ñun mënuñu nangu bu élection jotee ay naka la ñuy voté ak ñooñu ñu amee réew mi amee askan wi te bu ñu nar a waxtaanee li nga xam ne mooy faagaagal uude yeeg béykat yeeg sàmmkat yi ñu ne duñ ci wax ak ñun donc loolu moo nekkoon en fait suñu taxawaay nag xaaruñu nit ñi dee balaa ñoo naxarlu mbir mi ndaxte ñun ñoo war a fajal suñu bopp suñu naxar ngir ñetti mbir benn bi dañoo bëgg autoroute à péage am lampe ci nu mu gën a gaawee mu leer nañ ñaareel bi bëggatuñu gis ay gëléem ak ay fas ak ay nag ci biir autoroute à péage bi ñetteel bi mooy njëg li dafa cher autoroute à péage bu Sénégal mooy autoroute bu gën a cher ci àddina bi nooteel bi nag dafa doy nañu wàññi njëg li mu nga loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Guy Marius Sagna wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi coowal suuf juddooti fu li nga xam moom moo di ci commune Sangalkam lenn ci ndaw yi dëkk ci Njaxirat ñoo jóg diñ sàkku ci seen maire Oumar Gueye mu jox leen seen terrain yi leen mairie bi digoon
toll nañu kon ci jur ñaari téeméeri terrain 2009 lañu leen ko daggaloon boobu ba léegi ñu ngi daw ci seen ginnaaw ngir ñu jox leen seen i kayit waaye dara Abdou Keita mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. fi ñu taxaw nii moom mooy Xallu Jula Xallu Jula nag boo gisee tey ñu daje fi tey dafa amoon lu ñu defoon en 2009 extension du village maanaam bi ñu defee extension du village bi Njaxiraat bi am quota bu 150 parcelles ci biir 150 parcelles yooyu depuis 2009 ba léegi ñu ngi si topp di daw mënuñu fexe ba jot suñu ay parcelles. këyit ñu jox benn këyit leeru ci. ba léegi ñu ngi toog di xaar mënuñu fexe ba jot suñu suuf. Il y a des papiers qu'on a donnés des jeunes ici. Ces papiers sont des faux papiers. Les terrains qu'ils l'ont réclamé, une fois partis sur le terrain, il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire que ce terrain, ça m'appartient. Donc ça crée des problèmes. dem nañu rencontrer maintes fois Oumar Gueye ki nga xamante ne moo fi nekkoon PCR nekk actuel maire heure bu ñu demee dafa ne parcelle yaa ngi foofu mos a toxu ñun daal dem nañ ba mu énervé xamatuñu fi ñu teg suñu ay tànk ñu ñëw ci site bi ci place bi pour dénoncer. parce que am na benn tableau bu ñu fekk fii sax boo mu ngi fii ñu ne coopérative poche ñoom am nañ fi 600 parcelles te ñoom bi ñu laajee coopérative borom tool yi nee na ñoom amuñu fi suuf te ñoom jaayuñu leen ñun nag en tant que les jeunes du village ñu ngi interpellé toutes les autorités yi nga xamante ne ñu ngi ci gouvernement Sénégal c'est ça maanaam en particulier le président Macky Sall nous demandons l'audit foncier yaa ngi dégg da Xallu Jula. loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Abdou Keita lu jëm sax ci kaddu yooyu léegi kii di kilifa yi ngànk mairie bi weddi nañ ko ba tëdd ci naaj bi ñoom nee nañu terrain yi ñu ngi toll woon ci téeméeri terrain ak juróom fukk mairie bi juróon ko may ko ndaw ñi kenn ku nekk ba mu la koy jox daf laa jox ab kër yi nga yóbbaale ndaw ñi di wër di wax nag ay politiciens ñoo nekk ci seen ginnaaw di leen xam waaye ñoom li ñu waxante woon ak ñoom def nañ ko ba mu mat sëkk. Dalila Ba ab conseiller nekk ci mairie ba ñu féetale ko suuf sa am na ci ay kaddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. këyit bu leer la document administratif la alors document administratif nag signature bi mooy signature maire Sangalkam te lii ñu ko defal nii gis nga fii ñu def République du Sénégal un peuple un but une foi région de Dakar département de Rufisque commune de Sangalkam le maire vu la constitution prérogative yi ñu ko jox yëpp pour ñu mën ci wax yëpp mu mën signer lii yëpp daf ko viser fii ba pare soog ko signer kon lii kay document bu leer la. Maintenant quand on me dit que la délégation spéciale a octroyé 52 parcelles. Mais depuis nous, quand on est venu, on a fait l'état des lieux, on a trouvé 2 lotissements que la délégation spéciale a fait à l'époque. C'était la famille Sidibé et la famille Seck. Les 52 parcelles dont nous parlons, ça se trouve dans le Xallu Jula. Quota, nit ñi dañuy wax quota, dañu dul comprendre lan mooy quota. Bi nga xamee ne projet Njaxiraat ñi ko jiite woon yoroon seen projet doon ko defar doon ca béy noppee ko béy bi ñuy def projet de lotissement bi ñoom ñoo signé woon protocole te ñooñu jot nañ seen quota. kon bu ñu waxee waa Njaxiraat jotuñu seen quota dañoo xamul lan mooy quota léegi nag ay nit ñoo xam ne dañoo nekkoon fii doon campagne ñu bëgg nag nekk si fukki nit ak juróom pousse leen pour ñu dal si kaw Omar Gueye ak gouvernement Macky Sall mais opposition boobu du dox nañ dem tëddi nelaw te xam ne fii muus du fi naane ñeex. mu nga wax loolu day kaddu kon yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Daouda Ba au lieu de Dali Ba. Cëndéem Sarr di benn gox bu nekkee fële ci diwaanu Thiès yëngu na démb askan daanaka kenn desul du góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo maase wàcc ci mbedd mi gàllu ay sagar yu xonk coy di ñaawlu seen forage bi ñu bëgg a foqati ci seen i yokk jox ko ñeneen muy nag loo xam ne bu ñu ko defee mooy sànku nañu ndax ci forage bi lañ doon jëlee ndox mi nga xamum la ñuy roosee sama boppam ma la gënal nag du bañ naa la askanu Cëndéem Sarr di sàkku ci njiital réew Macky Sall ngir lu ni mel mu jël ci ay matukaay yi defu ko nag élection présidentielle yi di ñëw bu mu yaakaar ci ñoom benn carte dañuy dem ci Cëndéem Sarr fekk fa Ibrahima Ndiaye. béykat yi yëngu ci béyub dër nekk ci Cëndéem Sarr ci commune bu Jandeer ñoom day nar nañu rek ñàkk juróom-ñaari fukki hectares ak juróom ci seen suuf soosee looloo waral ñu ngi yëglu di wax rek état wu Sénégal ngalawaay bu mu jël seen forage boobee jëbal ko ay privé ndax ñoom seen suuf si ak seen forage boobe rek la ñu am ngir dundee Mamour Sarr moom mooy responsable comité local bi yoroon mbiru forage boobee. forage bi nga xamante ni dafa nekk forage boo dañ ko bëgg a jël te ñun yaakaar ñu lu dul mbay te forage bi ànd maanaam périmètre boo xam ne 75 hectares la moom la dëkk bi yëpp moom la ñuy yaakaar góor jigéen mag ak ndaw mooy suñu reef fii amuñu leen lu dul mbay maraîchage te moom la ñuy yaakaar te ku wax mbay wax ndox wax suuf kon na baykat bi li nga xam ne moom la yaakaar mu di ndox mi nga xam ne moom la war a béyee suñ ko jëlee yóbbu ko kon mën naa ne loolu mën naa rey nga ko mu deewet
te ñun yaakaaruñu lu dul mbay xamuñu lu dul mbay maraîchage tamit ñuy ñaan état bi maanaam décision bi xam ne ñoom moom la ñu jël si loolu ñun waa Kidem moom ànd ñu si loolu li ñu bëgg mooy suñu forage nañ ko bàyyi ak ñun ñu siy bay di si naan loolu daal mooy suñu décision moom la ñuy ñaxtu moom la ñuy xeex nii. bu ñu sukkandikoo ci béykat yooyee dëkk ca Dem Sarr jël seen forage bi jébbal ko ñeneen loolu rek mooy indi ab ndóol ci seen village boobee. mbay dong la ñu xam góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp bay la ñuy bay dëgg la ñuy liggéey jigéen ñoo dàq bay sax góor ñi jigéen ñu tooguñu guddi tooguñu bëccëg ñu ngi si liggéey yaakaar lu may sunu forage bi nag forage bi nañ ñu ko bàyyeeg noonu Macky Sall mu ngi nuy dégg nañ ñu bàyyeeg sunu forage nañ buñ ñu ma ko nee ubbil nu liggéey si góor ak jigéen mag ak ndaw fi ay liggéeykat rek a fi def benn yaafus amu fi nañ ñu dimbali bàyyi noo sunu forage bi ngir yàlla ak yonante beeg borom Touba nañ ñu bàyyi sunu forage bi nu liggéey góor ak jigéen mag ak ndaw fii fonctionnaire amu fi kenn amu fi béykat doo nga fi ne ñun ñëpp dañuy bay Mansour Faye Macky Sall nañu dimbali nañ ñu financé ubbil nu forage bi nu liggéey si góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp avancé ñun daal dañuy bañ sunu forage ñu ko jox kenn nag jaral nañu sunu bakkan yi nag góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp na seen bakkan garanti nañ ko si gaal nañu sunu bakkan de Macky Sall sa gëm bëgg nay carte nanu bàyyi sunu forage. lopp ci ñaari junni nit di yeewoo ca Dem Sarr ñoom ñooñee béy dundee la ñu xam looloo waral ñu ngi ñaax gouvernement bi mu bañ a jël seen forage boobee rek jébbal ko ñeneen ndax ay tolof-tolof ak ndóol gu metti la leen di jural ca Dem Sarr Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. jaajëf Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm bu amee nag ñu jóg fas yéene saafaral seen bopp jafe-jafe yi nga xam ne ñuy dëkk di jànkonteel ci seen wàllu liggéey ñoom ñoo di waa Jofde ay naabe ab kuréel la goo xam ne dafa ëmb mboolem sàmm si nekk ci biir réew mi ci am ndaje nag mu yaatu mu doon amal fële ci Lobbudo Daane Mbaayo Mamadou Bousso ak ñi mu àndal xam nañ ne fii léegi benn at seen nisër mooy fexe ba dagaan lu ci toll ak juróom fukki milliards ci francs CFA muy xaalis boo xam ne ni li ko tax a jóg lenn la mooy saafara bépp jafe-jafe boo xam ne ni sàmm si ñu ngi koy jànkonteel la dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre. dajale juróom fukki milliards ngir taxaw ci seeni aajo lii yépp ci benn at mooy yéene bi nga xam ne kuréel gii di Jofde ay naabe am na ko mu di nag kuréel goo xamante ni mu ngi dajale ay sàmmkat yu nekk ci biir réew mi yépp ak ci sous-région bi. Sàmm Sénégal moo nañu 7 millions am nañu carte bu tudd Jofde ay naabe carte boobu ñu ngi koy jaay 1000 francs ndax dañu wax ne sàmm yépp nañ cotiser suñu cotiser bu ñu amee juróomi millions sàmm loolu 5 milliards par mois 10 mois yi mu nekk 50 milliards donc nun danañ mën a jàppale suñu bopp donc loolu moo tax programme bi ma def tey man maa génne sama moyen bopp sàmm itam jàppale mu ñu def volontaire. ñoom sàmmkat yi ne dafa jot ñu daal di taxawal seen bopp ci seeni aajo ndax seetlu bi ñu am ñoom moo di ay at a ngi nii seen jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel ba léegi gisaguñ ci saafara ki ko xamle nag di Sadibou Boubou Sow nekk président association bi di Jofde ay naabe keroog ci assemblée générale bi nga xam ne ñoo ngi ko doon amal ci Lobbudo Daane Maayo. gouvernement bi ñoom li ñu am ci moom mosuñu ko am ci gouvernement waaye tey sàmm tey la gën a toro ripaas bi ñuy wax bu ñëwee. benn saaku ngay am wala ñaari saaku yaakam da nga am junni nag am téeméeri nag ak ku am benn nag yëpp moo ci yem 8500 lañ koy jënd jaarga bi donc fi ak 30 jours incha allah suñu kanam soo deful 10 000 11 000 doo ko am dafa seer trop. ñax bi dañ koy jaay léegi nag nun ñu ngi jëndal suñu waa kër 50 ceeb ñu ngi koy lekk ci juróomi fan nay yi nga koy jóg 50 ripaas loolu nag jimul kër. te bëgg nañu gouvernement bi jàppale ñu ndax moo ñu mën a jàppale mu ngi def lu mu mun gaa mais nag egsiwul. gannaaw ba ñu sampee kuréel gi ci atum 2017 ñoom sàmmkat yi di rafetlu bilan bi nga xam ne amal nañ ko ci at mi mu di nag xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex wàllum càccum jur gi te liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci réseaux sociaux bi tax ba ñu jàpp ci lu ëpp téeméeri sàcc. dañuy liggéey ak WhatsApp bi tamit loolu moo tax tam sàmm sàcc yi tam ñu ngi leen di jàpp. li ñu réeroo leen ci nag tamit. ñu ngi feeñ tamit gendarmerie bu Kër Momar Sarr mu ngi liggéey bu rafet ndax saañ na yoon yëpp ak préfet bu Kër Momar Sarr ak tam monsieur le maire nañ ci
ci sécurité bi liggéey bu rafet. Jofnde Aynabe di woo gouvernement bu Sénégal mu jàppale bu baax élément eaux et forêts yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement Kër Momar Sarr bu ko defee ñu gën a mën a jàmmarloog ñi nga xam ne ñooy dagg garab yi. li ñu seetlu moo di désertification bi mu ngi yokk ci zone boobu te nekk na mbir moo xamante ni du jur lu baax ci jur gi. Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre mbooloo mooy doole loolu la wala fi faral di wax maanaam mbooloo mooy doole mutuelle sociale Transvi ak union jàppoo UNACOIS kon jàppoo booloo nañu joxante loxo lañ ci jub nag mooy fexe ba fësal ba béy seen waar daal ci koom-koomu réew mi de ab ndaje nag lañ doon amal ngir fësal loolu ndaje moomee soxna Fatou Bintou Diouf lañ fa yabaloon. ngir sàmm nekkin ñay dox ci wàllum koom-koom loolee rek a nekk taxawaayu mutuelle sociale bii di Transvi lëkkaloo si nag ak UNACOIS la wundu nag seeni lëkkaloo lu lenn lu dul jox ñi nga xam ne ñoom ñooy dox ci koom taxawaay ba gën si seen wàllu wér gu yaram. UNACOIS jàppoo dafa am yéene jël en charge ay membres am ci wàllu mutuelle de santé wàllu mutuelle sociale. waaye toll nañ fi nga xam ne loolu moom xam-xam ak xarañ moo koy def du yéene rek bëgg a daw ndax boo ko defee mën ngaa daanu. ci at yi ñu passé daanaka léegi mu mat ñaari at ñu liggéey ci ak UNACOIS ci benn projet de prise en charge pour commerçant yi donc Transvi comme ni ñu ko waxee sànq maanaam mission moom mooy nekk benn centre d'incubation pour le secteur informel. doxuñu rek ci jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur informel bi la tax nag ñu booloo bokk na ngir suqali koomu Sénégal. waaw ndax li ñu ko waxee sànq ci tàmbali bi c'est un droit fondamental feebar faju maanaam gis nañ rawatina ku nekk ci liggéeyu boppam secteur informel ni tawat mën a bloquer sa liggéey ni tawat mën a gàllankoor sa liggéey donc wax dëgg yàlla secteur informel bu wér moom mooy maanaam koom-koom bu wéri. jàpp naa ne partenariat la boo xam ne mën naa am jeexit ci réew mi mën naa am jeexit ci koom-koomu réew mi mën naa am jeexit ci emploi wu réew mi ak ci alali réew mi. Aïda Diouf jiite mbootaayu soxna yi nekk ca biir UNACOIS moom noppi na ba pare ngir tàmbale lii di campagne de sensibilisation bi. UNACOIS dafa nekk organisation boo xam ne ñi ci nekk ñu ci bari dañuy liggéey seen liggéeyu bopp ñooy jël seen bopp seen prise en charge. moyens yi ñu ngi ci déjà am nañu benn secrétaire permanente boo xam ne bu jigéen mi ngi dina nekk au niveau de l'UNACOIS pour ku ñëw au niveau de Dakar dans les régions aussi am nañu programme yoo xam ne dinañ ko teg nee naa la UNACOIS mi ngi ci région yëpp yu nekk ci Sénégal donc diffusion bi moom dina large ñu ñaan rek yal na yàlla jàppale ba fi ñu bëgg egg ñu egg fa. xamle waaye tamit won askan wi ban taxawaay la ñu war a am si li ñeel seeni wàllu wérgu yaram loolee rek moo nekk taxawaayu Transvi ngir rek sukkali développement wu réewam. jërëjëf soxna Fatou Bintou Diouf ñu wax ci wàllu njàng mi wax ci féewaloo gi ñu faral di nemee ko ci diggante syndicat jàngalekat yi lee Oumar Waly Zoumarou mi jiital SELS authentique ne loolu yi bokk na ci li ko waral moo di xaalis ak lenn ci ay ndeytifu syndicat yi riigu ci bopp syndicat yi lànk ne kon duñu xajal keneen kàddu yi nag mi ngi ko fesal ci benn lël bu ñu amal fële ci diwaanu Sébikotane te ñu fa doon waxtaanee jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne ni njàng bi mi ngi koy jànkonteel Oumar Waly Zoumarou ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna. tasaaroo bi syndicat yi tasaaroo mën nañu wax ne ñeenti mbir ñoo ko waral bi njëkk bi mooy ni syndicat yi juddoo am na li ñuy wax mbirum bëggub koppar parce que am na ñoo xam dañuy yaakaar ne boo créé syndicat tey rek da ngay am xaalis suba di nga mën a jënd oto di nga mën a def fu la neex ainsi de suite ñoom ñu ne aussi tey ñu créé syndicat pour mën a également am li ñeneen ñi am donc loolu également lu am solo la li indi syndicat yi féewaloo dafa am syndicat yoo xamante ne boo nekkee ci biir benn nit moo koy jiite lu mat ñaar fukki at wala fanweeri at du joxal kenn du xajal kenn di buur di bummi fekk ne daara ji nga nekk am xam-xam benn nit nekk fa fanweeri at di def loo xamante ne méngoowul ak li ngeen bëgg ba pare mu bañ fi jógee ba pare ku fi bëgg sax wax lu am solo mu xool nu mu lay suulee wala nu mu lay lakk da ngay créer sa syndicat kenn mënu ko tere gis ngeen barki Demba Ndiaye am na si syndicat boo xamante ne njiit mi dafa ne na jàngalekat yi arrêté ñu ne ko ñoo lànk arrêté wuñu donc ñoom war nañ ne ko yow moomuñu ay nit ñoo xam ne dàqoo leen jàng bu ñu la jiitalee bul yaakaar ne yaa leen gën di jël di leen jaay wala ngay dugg ci leneen loolu nag bu ko base yëpp xamee direction bu bëgg def naka su noonu ñu jëlee leen fa ñeneen ñëw loolu également dina permettre syndicat gën a amaat doole pour que mën a am nu muy jàmmaarloog nguur gi. wax ci wàllu politique waa parti démocratique Sénégal tey jii la ñuy gën a taxaw ngir jàmmarloog njiitu réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw ci ab tukkib nemeeku yi nga xam ne nii
moom lañ doon amal fële ci diwaanu Kédougou ngir mobiliser seen militants yi Mamadou Lamine Thiam ak ñoom àndal nee nañu Karim Wade mooy seen candidat ci élection présidentielle yi di ñëw te dara du koy dindi te incha allah rabi du yàgg dara moom Karim Wade dina dellu soit fii ci biir réew mi dañuy dem ca Kédougou fekk fa Soli Brahma Dabo. ñii di membre bureau national bu parti démocratique sénégalais te Mamadou Lamine Thiam maire bu Kébémer jiitu leen ñoom nag fas yéene nañu am ab tournée fii ci Sénégal oriental te ci boobu tournée bi nag bu ñu sukkandiku ci le maire amul non seulement foo xamante ne daal teg ñu fa seen tànk waaye tamit fekk nañ fa ay militants libéraux ñi xar seen tànk tubéy engagé di xam ne nag fal seen candidat en 2019 moo leen tax a jóg te boobu nag pour mu mën a antu faw ñu jéem a organiser seen biir loolu sabablu biir mission. parti bu day ni sunu parti def nguur ba wàcc boobu ba léegi ak problème yi nga xam ne si yëpp dañ ko teg parti bi lépp lu nga kilifaam la woon ay président d'assemblée ay président de sénat ay ministre ay député ay lépp dem seen yoon parti bi taxaw ba tey loolu dafa nekk loo xam ne si ku koy analyser da ngay xam ni parti bi dafa am reen yooyu moom lañ gis ci réew mi foo dem dañuy taxaw ñun la parti baa ngi nii ay góor ay jigéen ay xale ay waxambaane yurul jeex yu daal mi ngi leen di gërëm di leen féliciter ci seen taxawaay loolu day wane ni parti bi moom rek a fi daal loolu mooy premier message bi beneen message bi nag mooy message yu yeesalaat parti bi ndax itam parti bu demee noonu tey jii foo dem ci dëkk yi rek peut-être dafa am baaxu structure dañ la naan secteur naan la section bokkoo ci section bi lañ lay wax bokkoo ci secteur bi loolu liggéey nekk nit ku bees ci parti bi liggéey doo am cër dañ la naan bokkoo ci rek ndax bokkoo section léegi nag dafa jot kon ñu delloo si loolu. bu ñu ko laajee nag ndax candidature bu Karim Meïssa Wade ci présidentielle ñuy dëmbal du tax suuf Mamadou Lamine ne daal ñoom gisuñu kan moo mën a tere Karim présenté en 2019. ñetti région yi ñaaw yëpp ana Karim kañ lay ñëw ñun leen naan mi ngi ñëw ñu ne na ñëw bu ñëwee benn voyage la ñuy def nguur gi te gis ngeen ni nguur gi dañoo ragal man nag lu ma jaaxal mooy yow nga ni diw maa ko man amu leen nit ba noppi di bañ a bëreeg moom yow kay nangul bëreeg moom boo ko mënee nga yéegi daan loolu rek lañ leen di ñaan loolu mooy coow li mais ñun nag PDS moom li jar a xam mooy parti bu màggate ni PDS parti bu yàggee ni PDS parti bu amee doole ni PDS kenn mënu koo tee am candidat ku ko tee am candidat doo am candidat. parrainage mooy affaire boo xam ne gisoo benn démocrate ci réew mi bu ci ànd nga xam ni kon du lu baax dañ trouver solution yu ñuy régler loolu mais bu bañ a nekk loo xam ni ay ndëgg sërëx la ñu loo xam ne dañ koy teg pour candidat yi pour mën leen a éliminer soit ñu présélectionné la wala nga dem ba dugal sa kayit ñu éliminer la. Kédougou Soli Brahma Dabo Abdoulaye Choumer Fall pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Soli Brahma Dabo journée culturelle muy bëccëg yi ñu jagleel Serigne Modou Awa Balla Mbacké amal nañ ko ca Massalikul Jinaan ndaje mi nag doonoon occasion ci taaliba murit yi ñu daal di rafetlu taxawaayu Serigne Modou Mamoun mu Serigne Modou Rokhaya waaye occasion la woon ci ñoom yi tamit ñu daal di dellu siwaat ci njëriñ li nga xam ne nii dox mbokk am na ko Abdou Khoudous Diallo Masila Seck. journée culturelle mu nekk bésu daje bi ñu jagleel Serigne Modou Awa Balla Mbacké ñu amal ko fii ci Massalikul Jinaan mu nekkoon ndaje mi nga xamante ne joxoon na waxtaan ak saafonte daa di itam fàttali. Daaru Salaam ni ma ko bëggee su ma gisee kenn ku takk ci Daaru Salaam ñëw ci barab bii man mi maa waroon lu jóg ndax Serigne Touba moo mel noonu. ñëpp daa di rafetlu yéene bi nga xamante ne moom la am kii di Serigne Mamoun Mbacké. bis bi sëñ Mamoun mi jël tey moom Serigne Modou Rokhaya moom Serigne Modou Mamoun defe naa sëñ Modou Rokhaya mu baax ma ba lii la xamoon ba tax mu tuddale sëñ Modou Mamoun ndax sëñ Modou Mamoun waxuma la juróom-ñaari jikko mais boo jëlee ci moom jenn jikko rek mën na laa yor àddina ak àllaaxira. mu nekk itam bés bi nga xamante ne fàttali nañu njëriñu dox mbokk comme ni ko diine santaane. liñ naan nit ñi dañoo am jafe-jafe ak seeni mbokk moo xew mooy ñu ëpp ci nit ñi lu ñu gën a jariñ seeni mbokk day mel ni seeni mbokk ci lañ leen di gën a bañ masalan kon nit ki dañoo war di jóg di seetante ak mbokk ndax mag yi fi jiitu woon noonu yi lañ daa def. ginnaaw kii di Serigne Mamoun Mbacké bu mu yëkkati kaddu daal di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci teew waaye itam di fàttali pas-pasam bi mu am fi nga xamante ne fa la bawoo foofu la ca Daaru Salaam. président Macky Sall bi mu fi nekkee bi mu fa la wala ni juróom benni at ci tegal ay weer jëfagu dara Daaru Salaam du tëli du lamb du dara magal Daaru Salaam yi jàll
ñi doon jaay ci mbedd ñi sàcc yi dañ leen këf lañuy jaay ngi dëkk bu lëndëm te mu jël benn programme ne day yeesal si dëkk lycée yi def ko fépp nag ba ci sax dem naa ay ci biir Siin ay villages yi chrétien wax defal nañ leen ay église yu ndaw ndawaan ba léegi li des si mandat du fukki weer kon bu mu séentu ak jàppale ci waa Daaru Salaam bu mu ko séentu mukk du am di soññi mbooleem taalibe Daaru Salaam yi ne ma ko defee woon législatif booba ci biir Daaru Salaam laa ko def ko wër rek local bi te dañoo woote bay ko boobu leer nañ fépp taalibe Maam Cheikh Anta nekk maa ngi lay dara xabal ne na nga xam ne Macky Sall deful dara Daaru Salaam bi falaw léegi kon nañ ci gën a man ko rek ci moom ginnaaw xoolaat taalibe buñ yaakaar ne bu faloo day jàppale Daaru Salaam lu mel ni président Idrissa Seck li ni mel mu doon amee ci teewaay mbooloo taalibe murid fii la ca Massalikul Jinaan. jërëjëf Abdou Khoudoss Diallo tolluwaayu réew rawatina giite ngaas gi ñu fal di nemmeeku muy dox ci diggante nguur gi ak kuréelu syndicat jàngalekat yi rawatina ci diggante nguur gi ak kuje gi doon lu yitteel lool Ismaïla Dem di ab kilifa diine nekk fële ca Daaru Salaam ca Saloum dafa profité nag ci ay bëccëgu ñaan yu ñu doon amal ca gox ma daal di leen tàllal loxo ngir ñu toog waxtaan te xam ne waxtaan ci la lépp xëcc gannaaw loolu sàkku daal ci kilifa yi nga nguur ñu dimbali leen ba yombalal leen yenn kayit yi dañuy dem ca Daaru Salaam fekk fa Alassane Ba. gis yëngu-yëngu yu bëri yu am ci réew mi ci jamono ji ñu toll Mouhamadou Ismaïla Dem di kilifa diine bu dëkk bii di Daaru Rahman bokk ci département bu Nioro rax dolli ci ñaan yi ñu doon amal at bu nekk ca dëkk boobu bokk ci RIP ngir ñaan jàmm sax ci diggante politiciens yi nekk ci réew mi waaye tamit ñaan li saafara jàngoro ji dox diggante nguur gi ak syndicat yi. ñaan yàlla juboo ak déggoo ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp. coow li bari na ci Sénégal te coow li amul benn njëriñ bu dee ci wàllu warut bu dee ci wàllu syndicat yi warut nañ waxtaan nañ juboo nañ déggoo loolu mooy lu am solo tey loolu mooy lu am solo ëllëg parce que bu dee ci wàllu politique bi politiciens yi nañ góorgóorlu juboo ki yàlla di fal tànn na ko ba pare amul benn werante mooy li nga xam ne moom la ñuy ñaan kon nag yàlla na yàlla dolli jàmm ci suñu réew mi dolli ko ci àdduna bi yëpp syndicaliste boo fi gis rek dañ la jàngal kon nag nañ góorgóorlu ministère boo fi gis wala directeur boo fi gis koo fi gis rek dañ la jàngal kon nañ góorgóorlu. ba tey moom kilifa diine gi nga xamante ne mi ngi bokk ci njabootu Dem bu ko xel di sàkku ci ñu yore réew mi ñu yombal tey gaawal pièce d'état civil yi nga xamante ne nit ñi dañ koy yittewoo moo xam ci li mu mën a nekk ngir yéexaay bi mën a wàññi loraange yi nga xamante ni mu ngi koy jural askan wi. kon nag lépp loo xam ne gouvernement bi mën nañ ko ci yombalal nit ki bu jógee fii wuyu ji boromam ni kon nag koo xam ne faatu na Ndakaaru wala mu faatu feneen ci hôpital yi waaye ñu ngi ñaan yàlla di ci daraja yonent bi yàlla nañu yàlla dimbale ñi nga xam ne ñoo ko yore ñoom itam ñu am yërmande ci jaam yi nañ di gën a yombalal wàllu kayit yi leneen ñiy liggéey nga nekk fonctionnaire di liggéey nga nekk fii comme Kaolack ñu naan la utal casier judiciaire ñu naan la fan nga koy amee nga ne Tamba Ziguinchor nangam ak nangam mu nekk loo xam ne day métti ci wàllu boobu moom nañ ci taxaw jaarale ko nag ci ministère de la santé ak kilifa yi nañu jàppale ci yu mel noonu nekk na suñu itte. ñaan yi nga xamante ni ren ji la ñu toll ci juróom-benneelu édition bi ràññee nañ ci teewaayu ay kilifa diine yu màgg yu bokk ci réew mi waaye tamit ay junni taalibe yu jógee fu nekk ci dëkk bi nga xamante ni suqalikoom dafa ubbeeku te ki ko sañ ci atum 2010 di Thierno Mouhamadou Ismaïla Dem di fàttali tamit ci aljuma bi gouverneur bu région bu Kaolack Alhassane Sall ak préfet ñeer Pape Malick Ndaw teewoon nañ ca barab ya. àndandoor ngir yàlla. jàppante ngir yàlla di muñalante ngir yàlla ñu xam ne dara yàggut fi. Daaru Rahman Alhassane Ba Walfadjri. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dalle nag jàmm amatul ci autoroute à péage bile Walf Quotidien jan romb na nguur gaa ngi soog a jóg di dóor ca watit wa maanaam autoroute à péage bile ay bakkan dëkkee di farot saay su ne ba ca mujj di papis bu gelongal ma fa faatu ci biir yéen a bi nguur gi jot naa métitlu li xew ci googule autoroute à péage njiitu réew mi Macky Sall ay kàddoom ci Walf Quotidien xam le ne matuwaay ya ca war dañ ko ca jël belu aju ci njëgu péage bi askan wi wax ne dafa cher ne dañ ko xoolaat dañ ci waxtaan ak waa Sénac Eiffage xam le ne leeral autoroute à péage bi doonul seen waru gar yéen a bi di 24 heures di ñu xamal
ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay jéem a setal Sénac ci ñàkkum kaaraange gi am ci autoroute à péage bi lee kii di Gérard Sénac njiital Eiffage Sénégal xamle woon ci atum 2016 gi ñu weesu ne nguur gee am sañ-sañ leeral gox yu bëri yéen a bi di enquête ne lu ëpp tuuru bakkan yaa ngay rot ci autoroute à péage bi oto yaa ngi fay daw ak xel am ñuy jéggi autoroute à péage bi njiitu réew mi Macky Sall ne jot nañu saytu contrat bi tënk autoroute à péage bi lee turbine ne autoroute à péage bangog yéen a bi ne njiitu réew mi Macky Sall ak Eiffage bàyyi nañu ba mbir yi am ba coow li ne cobboy ba bakkan rot ñu doog a wàllu si askan wi yéen a bi xëy jox kàddu ñenn ci askan wi ku mel ni Masek Ndiaye gis ne njiital Eiffage dañ ko war a clamé ci yoon Pape Mamadou Faye ne autoroute goo xamante ne ay nag ñoo fay jéggi jekkul jaaduwul Ndey Fatou Sène joxe ci xalaatam ne ndem si yàlla papis bu gelongal dem na ana ku ci toppaat ci autoroute bi lee Ndey Fatou Sène ne lu ci gën a yéeme boo fa paane ci kaw autoroute bi faw ñu fay loola lu tolloog ñetti junni te autoroute gi ni mel amul lamp kaaraange gàcca war amu ca Mbay Géey di jàngalekat gis ne bu sañoon askanu Sénégal manko du mooy autoroute à péage bi Omar Faye njiital leeral askan wi lam ca leeral ci biir yéenekaay bi xamle ne bile autoroute à péage musiba la ku fa jaar sa bakkan a ngi ci xottu gerte Omar Faye ne autoroute à péage bile la muy faat ci bakkan moo raw Ebola ma ngay joxoñ baaraamu tuuma nguur gi ne lu ji njaak mooma ana lu fi njiitu réew mi Macky Sall digoon askan wi ne saay bu faloo dina auditer autoroute à péage bi tey waxatul lu ca jëm Omar Faye gis ne bile autoroute moo gën a yées ne la ñu fayloon nit ñi njëg ma cher na lool ba bépp corbillard gu fa jaar faw nga fay yéenekaay bi di la cloche gis ne njiitu réew mi Macky Sall jóg na bugg a freiné Sénac fas yéene càmbar contrat yi wundu bile autoroute à péage xoolaat njëg yi yéenekaay bi di las ne njiitu réew mi Macky Sall kontaanul benn yoon ci Sénac maa ngi leen di xupp ne dafa rafetul dafa jaaduwul xel xalaatul autoroute bu toll ni ay nag di fa jéggi say su ne njiitu réew mi Macky Sall yemu ca ne daañu càmbaraat xoolaat tarif professeur Iba Barry Camara di juriste ay kàddoom ci las gis ne nguur gi am na sañ-sañ ngir woo Eiffage ci négociation maanaam ci waxtaan waaye bu fekkee ne nguur gi jaay na Eiffage doole Eiffage am na sañ-sañ clamé ko ci yoon direct info xëy jël yoonu autoroute à péage Dakar Diamniadio yéen cabinet bëgg a dem taxuta mun a dem ndax péage ba cher na lool askan wi jot ko métitlu di sàkku karange ci autoroute bi rawatina saay bu guddi jotee mu leer nañ direct info ne njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal fas yéene dakkal pëccëxoo gi ci am yéen cabinet les échos di ñu fàttali ne yàggul dara génnub àdduna papis bu gelongal Sénac jot naa feeloo ay waajuram lu toll ci fukki junneeg ñaar ngir mun fa jële wotoom bu fa accidenté ba noppi yéen kabi di Le Soleil ne njiitu réew mi Macky Sall noppi na ngir baral waxtaan ga maanaam càmbaraat contrat yi tënk tarif yi maanaam njëgu autoroute à péage bi bëgg na ko waxtaane ko waa Sénac yéen kabi di Le Quotidien xëy jukki wàllu koom-koom amal taxaw seetloog càmbar tolluwaay plan Sénégal émergent yéen kabi ne lu ko dalee ci kaw ba ci suuf plan Sénégal émergent PSE demeegul noonu maanaam xereñagul ganuk yéen kabi di Source A di taskatu xibaar bi di Ibrahima Bakhoum ma ngay ñaawlu doxalinu njiitu réew mi Macky Sall ne njiitu réew mi mun la jël dogal woo ña ko neex ngir waxtaan ak ñoom lu aju ci waxtaan gi njiitu réew mi Macky Sall nam ak ku jéeg politique bi jëm ci wàllu pétrole ak gaz ci réew mi Ibrahima Bakhoum ne lu ci yéeme mooy coowal Frank Timis mi giifagul te njiitu réew mi Macky Sall signé woon na contrat yi ba noppi doog a woote waxtaan leneen lu jaaxal Ibrahima Bakhoum ana lan la Marième Faye Sall première dame wax ak jàngalekat yi ba ñu delluwaat ci classe yi Ibrahima Bakhoum ne Marième Faye Sall na yem ci social waaye lu jëm ci wàllu état du waru garam yéen kaabit Walf Quotidien xëy dikkaat ci procès imam Alioune Badara Ndao mi xamle ne am na projet état islamique ci réewum Sénégal réew mi Quotidien ne imam Alioune Badara Ndao moomule sulli na ay mbot démb ca tribunal ne gis na ay vidéo yoo xamante ne dañoo faat ay nit wëlbatiku di leen lekk ca Birmanie ak Centrafrique ba ca Irak yéen kaabit suñu lamb xëy dalal Ama Baldé mi xamle ne moo dàq bëre ci arène bi moo fi gën a xereñ l'observateur ne wutel lool ak Rocky Balboa mi xereñul ci kombaam gi doxoon ci digganteem ak Bombardier Rocky Balboa ma ngay fàttali juróom-ñaari kurpeñ ñi ko Bombardier dóor ba mu naaj te mu notuloon a jéem leen ndax lot yéen kaabi di Les Échos ne Youssou Touré jéem na ba sonn waaye mënutoon a tey rongoñam ne yaramama daw ci li xew Youssou Touré ma ngay fàttali ne nguurug Macky Sall mile daj na ci lu ne xeexal Macky Sall doon lu ko yóbbee kaso ana lu sooke jooyam yi Youssou Touré ci biir yéen kaay bi xamle ne jooya jot ne moo tey jooy leneen la mu jot a leeral ci biir yéen kaay bi Youssou Touré ne ndoolul bay jël car rapide ndoolu jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokki lii moo nekkoon li furuse woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba muy yemb Cheikh Tidiane Ndiaye moo fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi yéen doog jàmm